juróom-ñeenti waxtu ci rajo Futur Média ñi ngi leen di nuyu di rafetlu bu baax ànd beeg ñun ngeen ñuy déglu ci 92.4 RFM ca Njaareem léegi xibaar yi ci wolof ci yaatal ngeen ci ànd ak Makumba Bey. Khalifa Sall Idrissa Seck lay jàppale ci wotoy président yi tey la bindub leetar wax ko ci ginnaaw bi cour de justice CEDEAO gàntalee lam bëggoon Idrissa Seck ni bëgg-bëggu réew mi ci soppi li fi nekk nag moom la wane ci noonu mu def. Bamba Fall meeru Medina ni rafetlu na ko waaye moom moo tollootul fu ko kenn di yóbbaale ku muy jàppale yow ak moomay toog ñu xool intérêt Medina loo ca fas yéene. cadre Benno Bokk Yaakaar yi nii nag loolu taxul ñoom ñu am xel yaar ci ni nag dañuy gagné élection yi beneen ponk bi nag di réaction yi wéy gannaaw Ablaye Wade mi ni nañu taal d'identité yi ak bulletin yi Ablaye Wade moomu sax demoon ca Touba tey jii doon fa nag daje fa ak sëñ Mountakha mu dalal ko déglu ko ba noppi waaye tontuwu ko jigéen yi Benno Bokk Yaakaar nag ni fitna la bëgg a yee moo tax nag loolu mu wax mu daal di koy wax. ñu was yéene daanelee kon ca Kaolack foire ba fa Serigne Boub di amal muy FICCA ñaari fan a ci des ña fa demoon nee nañu lañ ca yaakaaroon gisuñu ko journal de la campagne bi gannaaw bi moom lañ ciy teg ànd ceeg sunu envoyé spéciaux ak reporter yi. Makumba Bey ànd ak Lamine Sow Khalifa Ababacar Sall tey jii la wax ni Idrissa Seck lay jàppale ab lettre la bind wax ko ci ginnaaw ba cour de justice de CEDEAO waxee ni moom nag la mu fa yóbbu woon ci kalaame jëm ci moom ak bokkam ci élection yi gàntal nañ ko lettre booba ndongo ka moom la ñu tënkal. gannaaw ay waxtu bi tribunal CEDEAO gàntalee la mu doon sàkku Khalifa Ababacar Sall bind ni Idrissa Seck lay jàppale ci élection bi ci ab déclaration officielle bu nu siiwal ci ngoon gi njiitu coalition taxawu Sénégal ak Khalifa Ababacar Sall ni nangu na loxo bi ko Idrissa Seck daal dee tàllal mu doon lëkkaloo gu dox ci ñaari kilifa tënku ci ñu ànd soppi anam ya ñu doxalee bu nu gañee élection yi ak indi ay yeesal ci institution yi ba réew mi yorin wa sell te ñoŋ ci fànn bu ne Khalifa Sall ne mën naa nekk ci kaw bu ñëpp maasee ci ginnaaw Idrissa Seck moom mi fi nekkoon maire bu Ndakaaru leeral ni fekk gi mu fekk ji Idrissa Seck da see déggoo ba noppi ak kuréel ya mu bokkal taxawu Sénégal ak Khalifa Ababacar Sall Khalifa Sall ba tey di fàttali ni day wéy di doon bañkat ak fu mu mënti nekk tax muy woo askan wi ak fu waay mën a toll ngir mu amee taxawaayu bañkat ba Macky Sall bañ a faluwaat ci mim réew te lu nu mel mu gis ni mbiri kenn ku nekk lay doon ba ci saa si tembe ñu jaaree fa jubbanti réew mi wallu ko ba li ñëpp bokkit bañ a daal dee nax saay. Idrissa Seck yëkkati ci kàddoom yi njëkk sànq ci meeting boo xam ni moom la doon amal jombul bala ñoo yëkkati jotaayu xibaar bi ñu àndi ceeg moom ak ndaw lañu ko toppal di envoyé spécial ba di Awa Mbaye Bamba Fall mi nga xam ni fan yi yëpp nag moom itam ñu ngi koy bàyyi xel bu baax a baax ndax kàdduk Khalifa Ababacar Sall dina ko yóbbaale nee na déedéet nde tollootul fu ko kenn di boote day cëppeelu nag lijjantil boppam ay mbiram ku muy lijjantil yéen ñaar yéenay toog ngeen wax ba d'accord ci lan nga fas yéenee defal Medina ndax daal jàpp na ni itam nag ci ay kàddu préfet bii fi nekk defut dara loo xamante ne nii day jëmee Medina kanam lu ñu sumb rek mu daal di koy bloqué ñu teewlu ko ci. maa ngi koy rafetlu parce que Idrissa Seck vraiment bu ko Khalifa jàppale lu jaar yoon la parce que fi Khalifa nii da ko cee jàppale. yaakaar naa ni loolu ñu bari xaaroon nañ ko ci Khalifa Sall. léegi yow nag nooy def da ngay ànd ak moom wala. déedéet man teeloon naa wax ni pour élection bi ak fi ñu jot a jaar du élection boo xam ne man kenn du ma yekkale parce que dootuma nangu sax ku ma yekkale kooku moom sollootuma ci ndax ku tàmm jël samay responsabilité la bi may démissionné bureau politique tàgguwuma Khalifa Sall bi ma fi teg parti socialiste di dem ci Khalifa Sall ci taxawu Dakar tàgguwuma kenn képp koo xam ni dama ciy dañ lay jàppale ci turu Medina te ma jiite ko day fekk ñun ñu waxtaan ci ba jubóo ci ñu jël suñu responsabilité mais kenn duñu yóbbaale kenn duñu yekkale parce que ku ñuy waxal tamit yow la ñuy waxal nga jël ay engagement di nga jàppale commune bi ma yor ndax commune bi ma yor dañoo sonn benn projet état amu fi benn projet ville amu fi li fi jot a nekk su néew yëpp ñun ñoo ko defal suñu bopp ci pexe yi waa Medina donc ñoom tey ñoom a ñaan tey dajale nañ délégué de quartier yi barki démb bàjjenu gox yi xale yi mag ñi association yi léegi nag semaine bii dinañ déterminé wu semaine prochaine bu neexee yàlla mais li mu la mën a wax mooy mais li ñuy jaaxal mooy bi ñuy voté budget bi dañoo ni woon li desoon ci projet chantier Médina yëpp dañ ko voté délibération à l'unanimité même conseil yi nekk APR mais sous préfet bu Dakar Plateau Djibi Diallo texte yi def ni la bu toogee 15 jours tontu la jàppale délibération bi c'est exécutoire mu téye ko weer ak lu topp ñu fàppale ko monsieur le préfet toog téye nga ko weer kon mel na ne exécutoire la lan la def mooy daf ko dugal ci enveloppe yónnee ñu ko waxuñu waaw waxuñu jël rejeté ñu ko noonu donc loolu kañ day def ñuy découragé moo tax kan képp ku ñu nar a jàppale dañuy lenn bu ñu ko fari na jàppale Médina mais lii préfet bi def lu ñu sanction lu ñu bañ tey ba bañ a ànd ak Macky Sall moo ko yóbbee Macky Sall parce que mu ngi teel a woon ñu état naru leen a jàppale waxuma nag du ñu jàppale Macky wala Macky la ñuy jàppale. Bamba Fall kon nee na
ay bis bii di ñëw ci la ñuy wax ñoom fan la ñuy fare ci campagne boobu Idrissa Seck nag ni réew mi daal fi mu ne nii ñëpp àndandoo rek bëgg a takku def wenn say ndel lii fi ne ñu mën ko fee jëlee looloo tax itam nag Khalifa Sall fekk si ko ñu déglu ko ci micro Awa Mbaye. Je voudrais également me réjouir. damay profité rek ci ndaje bi rafetlu ñëw Khalifa Ababacar Sall ci coalition bi lii dafay wane ne rek ci bés bu nekk askan wi dañu taxaw rek ngir fexe changement boobu nag ci seen loxo la nekk te yaakaar naa ne leer na ndax dañu war a jàpp benn mbir réew kenn du ko yor ak doole di jaay doole wala ak ñàngal yow réew da nga koy yor ci say xam-xam ci am yërmande ci aussi doxal bu jub. Le Sénégal en direction des populations. xibaar boobu nag di Khalifa Sall fekki na Idrissa Seck ñii di cadre Benno Bokk Yaakaar nee nañu taxul ñu am xel ñaar ci ñoom danañu mën a gagné ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru février élection yi ñu daal di jàllale nag ci kaddu Abdoulaye Wade yi mu yëkkati ñaawlu ko bu baax a baax nde nag ni wuute ak woote ñu taal réew mi ndax ay kaddu yu mën a yee fitna lay doon ñoom nag ñu doon ci daje tey ji ak taskatu xibaar yi kontaan ci bilan campagne bi ba fi mu ne Omar Mbow. cadre yu Benno Bokk Yaakaar ne ragaluñu kujje gi ci falu Macky Sall naam sax maire Ndakaaru ba woon Khalifa Sall dem na ci Idrissa Seck Ousmane Badiane ak ñi mu àndal ne wóolu nañ képp ku ànd ak nguur gi fi nekkoon. bettuñu mais loolu aussi tiitaluñu loolu lim wane moo di suñ candidat li nga xam ne mooy dooleem parce que dafa sax ci réewi sénégalais yi def liggéey boo xam ne bii ñëpp ci teg seen bët muy xale muy ndaw muy mag moo tax ñoom ñëpp bu ñu àndoon ne dañuy nekk dans une sainte alliance du tere le 24 février président Macky Sall gagné leen doon leen duma dana leen daane ba toog seen kaw parce que doole ji ko am mooy doole peuple. ginnaaw déclaration bi njiiteelu soppi Abdoulaye Wade def cadre yooyu di jubanti waaye itam di artu njiiti réew bu fi nekkoon. pour affaire yi déclaration Wade wax dëgg yàlla mais Sénégal yëpp jaaxal kenn musul gis ci àddina ku xam lan mooy démocratie li ko tóog moo di institution yow nga def opposition ci pays pendant 26 ans ñaar fukki at ak juróom-benn fu nekk nga jaar fa parce que tey yow ñàkk nga pouvoir bi rek ne non dama bëgg ñu taal réew mi li mu wax moom c'est pas brûler les cartes li mu wax mooy nañ brûler le pays c'est pas les cartes symbole li mu symbolisé li mu incarné mooy la nation parce que pouvoir mooy jox carte mooy joxe pouvoir boo dee nañ brûler les cartes mooy nañ brûler le pays. cadre Benno Bokk Yaakaar doon daje ngir tirer ab bilan ci juróomi fanu campagne électorale bi bilan bu ñu jàpp ne jaar na yoon moo tax ñuy wax ni laam-laamewuñu benn yoon ndemu Macky Sall ci élection bi ñu dëgmal. Abdoulaye Wade moomu nga xam ni nee na nag dafa fas yéene def kéem kàttanam ba ñaar fukki fan ak ñeent ci weer wi ñu war a xëy wote ji kenn du ko def ñu bañ a wote di ca fal la njiitu réew jigéen ñi Benno Bokk Yaakaar nag ñaawlu nañ ko nee nañu nag moom ba mu njëkkee wax daf ni woon du woote fitna waaye lii mu def dara gënu ko doon woote fitna muy taal gi muy sàkku nag ñu taal ko d'identité yi ak bulletin yi ñu ñaawlu ko lool ñoom itam tey jii ci ab conférence de presse Marema Diop. Abdoulaye Wade dafa war a indi si njëli fii ci Sénégal mu jiital xeex bi baayam di woote loolee di gis-gis bu jigéen yu Benno Bokk Yaakaar ñu jàpp rek ni kii nekkoon fi président de la république oo ndawi réew mi ci ab xeex du lenn lu dul saraxe leen ak bëgg coow Mariam Badiane jiite jigéen yu Benno Bokk Yaakaar. président Abdoulaye Wade wax yi mu yëkkati fitna di yëkkati coono di tax nit ñi seen xel yi jax-jaxi mi ngi wax ne na nit ñi xale yi na ku nekk wax sa doom mu génn ñu xeex ak policiers yi ñu sànni leen lacrymogène yi moo xam ñu gaañu moo xam ñu damm na woowi si ñëli mu ñëw jiite xeex bi. jigéen yu coalition Benno Bokk Yaakaar di duut baaraam leader yu opposition bi jàpp rek ni jiital gi ñu jiital kii di Abdoulaye Wade du lenn lu dul di ko manipuler te sax dañoo war a jël seen responsabilité bopp. waa opposition am nañu fulla am nañu fayda nañu teg seen ay njaboot ci seen biir kër ku ciy def politique fii muus du fi naan ñeex Abdoulaye Wade nag ku ne xam nga ko ku ne xam na ko ci bëgg fitna bëgg coono fii nag ñun jàmm rek la ñu wax liggéey la ñu wax servir askan wi liggéeyal askan wi rek la ñu président nga xam ne duut baaraam la li mu liggéey ci dëkk bi yàlla nag nee nañ sax bu ko nit ñi fayul sax yàlla fay ko xoon nañ ci ne benn yoon jinne yi ñoo wàcc bu ko nit ñi wateelu sax jinne yi wàcc ko ndax yàlla dëgg rek la bëgg. jigéen yu coalition Benno Bokk Yaakaar am yaakaar ba tey ni élection yi ñu dëkkmal kenn mënul teemu am ko te sax ci jàmm ak salaam lay amee bu 24 février 2019 bi ñu dëkkmal.
jàmm ak salaam googu yi nag kàddu yi mu yëkkati démb moo tax ñëpp jóg ni fitna la bëgg moom Abdoulaye Wade tey jii mu xëyoon Touba dem fa nag mel na ni soppi waat na discours nee na nag bëgg nañu soppi li fi nekk waaye soppi goo xamante ne nii lépp ci jàmm lay amee lay doon muy révolution pacifique ni mu ko waxee ci français moom nag bi mu noppee xalif général des Mourides Serigne Mountakha Mbacké dalal na ko déglu ko nag mu wax ba noppi waaye tontu ko moom Abdoulaye Wade nag li mu yëkkati ci kàddu des na ci ànd ak yéen ci beneen jotaayu xibaar. Khalifa Ababacar Sall gannaaw bi cour de justice CEDEAO daa dee joxe ngant ci li mu bëggoon ñu daal di ko koy defal foofee avocat wu gouvernement bi ñoom nag tey jii doon nañu daje avocat wu état bi ci mbir yi kon moom moomee ak caisse d'avance ga ba fi mu mujjee ñu ne nag amut lenn loo xamante ne ni mën nañ koo jàppe nag ni gàcce la ci recours boobu nga xam ni da ko yóbbu woon te amu ci ndam Abraham Paul Pouy. lépp lu mu bëggoon cour de justice bu CEDEAO bañal ko ginnaaw conseiller Khalifa Sall yi buñ ko tegee ci kaw taabalam avocat yi di layal nguur bi ne lii ndam la te day jox sax dëgg yi nga xam ne mooy këru àttekaay yi fii ci Sénégal maître Ousmane Seye avocat wu nguur gi la. alors dafa am moment yoo xam ne bu fa nit tolloo dañ ko war a gaaw a àtte moom xam na ko parce que avocat yi bi mu demee CEDEAO dañoo ñaan ñu àtte ko ci lu gaaw a gaaw bi ñu demee CEDEAO léegi matul 15 jours am nañ décision foofu bëggoon nañu gaaw koo àtte lu tax nag mu bañ ñu gaaw koo àtte fii. maître Ousmane Seye ak maître Baboucar Cissé kontaan lool ci décision bi nga xam ne CEDEAO jël na ko te di wax sax ñoom dañuy xaar ñaari fukki fan ci weer gii ñu ne ngir audience gi nga xam ne dañuy gën a càmbar li di dossier bi. képp koo xam ne mu ngi dëkk ci état membre CEDEAO boo allégué maanaam nga mbébét rek ne état bi dafa violé sama ay droit CEDEAO dafa naan je suis compétent daf koy xool xuus ci biir mais bu xuusee ci biir nag bu fekkee ne li nga koy wax amut daf lay débouté affaire u Khalifa Sall noonu la demee. waaye ñi di layal nguur gi nag ñoom nanguwuñu benn yoon dossier bi wàllu politique da cee laxasu te ñoo ngi ñaan sax nit ñi nañu xalaat te xool bu baax. pour ñu bàyyi ko naan deful dara wala lim def ñeneen def nañ ko ca jàppale leen ak yooyu kooku il faut que ñu teel ko àtte la moo tax bu ñuy wax fii sax dañuy sàcc élection man du ma ci d'accord parce que xam naa lañ ca liggéey man ci sama bopp la ma liggéey ca ONEL xam naa ko ba xam ne tey kenn mënatul sàcc élection fi ñu toll nii. ci fàttali ñii di laayal Khalifa Sall dañoo tegoon ci kaw taabalu cour de justice bu CEDEAO ñetti requête ngir ñu mun leen nangul inscription wu seen candidat ci liste électorale yi ñu mën a dàkkandi élection yi le te sax dañuy mën a gëstu élection yi ndax mu jaar ci yoon te kenn du ko mën a lëbëj. Abraham Paul Pouy kon kàddu yi Abdoulaye Wade yi ma leen doon wax sànq léegi ci mbiri fitna mu yëkkatee ko ca Touba lañ leen di dégtal ñu teewlu ko ci micro Mouhamed Diop. élection yi Macky Sall ak ñi dañu fi nekk ci xaalis kenn xamuñu ko bu fekkee ni li ma wax nag neexu ko na ma yóbbu ci loolu. li ma leen bi li ma yóbbu Abdoulaye Wade li wax amul. yéen gis ngeen Macky Sall fi mu jël alal di bari bi mu benn premier ministre bu nekk da ngay am fonds ci Casamance premier Casamance muy 50 milliards premier ministre ci Sénégal depuis 5 ans. njuumte ci élément bi mu bokk ci kàddu yi mu yëkkati woon démb moom Abdoulaye Wade ñu kon gannaaw ba fukki minute ak ñett jotee ci bi mu tegoo ci juróom-ñeenti waxtu yéen a ngi ñuy déglu ca Njaareem ci fréquence bu bees bi 92.4 ñu leen ciy gërëm bu baax a baax. ak RFM kumpa jeex na. dem ba ca Kaolack foire internationale de Kaolack ba nga xam ne nag moom la fa Serigne Boub di amal dimanche lay jeex ñaari fan a ci des waaye ña demoon foofee wuti lu ñu def ci seeni poos nee nañu daal yaakaar daanaka tas na ci ñu daal di ci fekki Ibrahima Diame. 4e édition foire internationale bu Kaolack di waaj a tëj ay buntom waaye exposant yi ne nag gisuñ ci seen bopp ndax clients yi ñëwunu daanaka ñenn ñi regret ak déception la ñu am waajile mu ngi jógoon Casamance andi fi kon ay fruits de mer. foire bi moom doxagul dañoo toog da ngay xëy rek toog nii ba ngoon ngalaf waaw doxagul daal clients yi moom dugg suñu. daanaka exposant yi ñu dajal benn wax bi la ñu wax muy jaaykatu dàll wala jaaykatu yëre gisuñu liñ ci doon séntu. foire nag moom mën naa ñàkk dox ci yow am ñum dox mais ni mu demee nii damaa gisut ñu bëree bëri ñu ci gisagun seen bopp parce que bu amoon visiteur mbedd mii
day fees tam mbedd mi ba ma fi ñëwee ba tey dafa ne selaw yaa ngi nii gisoo benn client de 10 places ngi ñu jàkkaar loolu amul benn place bu client taxaw. xëy na gars yi dañuy xaar xëy na peut-être au dernier moment xam comme sénégalais rek xam nga ñoom foo dem noonu la quoi. ñu exposé suñu bagage fii gis ñu kenn du daanaka genn vite genn graw genn jënd produit di détaché yëpp muy fii bu rafet ah. madame Adja Fat Bintou Rassoul moom mu ngi jóge ci réewum Bénin andi woon kon ay produits yu bëri moom nee na foire am bile mooy foire bi gën a yees. c'est pas le cas de les foires ici à Kaolack là c'est pas le cas. pour ñenn ñi nag moment biñ ko def moom moo baaxul waaye ñeneen ñi joxoon ticket d'entrée biñ ci def. foire bi rëy gim rëy ak bi yi ñuy jaay ci buntu bi ci li ma yaakaar ne moo tax foire bi doxut ci la bokk. bu amul nag prolongation foire bile ñu tàmbali ci ñaar fukki fan ak juróom ci weeru janvier daañu ko jeexal ci fukki fan ci weeru février bi de Ibrahima Diame Kaolack rajo Futurs Médias. dialogue social ak technique yi ñu amal ci wàllu négociation yoo xam ne mbooloo ñoom ñoo koy bokk syndicat yi nag ñi ci doon amal ay formation ak i atelier yu ñu ko doon waxtaanee tey jii rawatina nag ñi nga xam ni ñoom ñoo fare ci administration publique ak parapublique te bokk ci teewaay waa CNTS ñu am ñoo xamante ne nii nag ñoo gën a fare ndaw jóg ci wàllu syndicalisme léegi nag ñu doon leen ci jàppale ga ñu gën ko mën a miin ñu ànd ceeg leeral yi Mami Jogom Ndaw kon ci moom la ñu war a àndal ci loolu nga xam ne nag tey jii doon nañu ko amal kon ci wàllu syndicaliste yi ci wàllu formation ñu teewlu ko ci. ndaw yi war a yore mouvement syndical yi dañoo war a responsable loolee di xalaatu Modou Guiro secrétaire général confédération nationale des travailleurs du Sénégal mu jàpp ni ndaw yi dañoo war a it xam droit liggéeykat yi ngir syndicat bu bees. ñëw CNT suñu responsabilité mooy tàggat leen ndax syndicat du coow rek du diir mbagg rek du wax ju bëri du grève rek encore syndicat dafa am lu ko lal ñi ko lal te ñu yaakaar ne mooy li jiitu mooy xam-xam nit ki xam lan mooy droit social lan nañu négocier xam fu ñu teg seen tànk ndax buñ ko deful dañuy créer ay syndicat ak ay njiit yoo xam ne njaaxum rek la ñuy def. ginnaaw bi ndaw yi jëlee syndicat yi faaw ñu xalaat ngir am beneen doxalinu syndicat Khady Samb secrétaire généralu syndicat national des agents de l'administration publique et parapublique. boo nee syndicaliste rek ñu ne nitu fit nga boo nee syndicat ñu ne grève alors que loolu du woon rôle syndicat dafa war a défendre liggéeykat mais bala ngay défendre liggéeykat bi da ngay am formation bi ci war dëgg la naam xëy na problème du ñàkk mais am na problème yu bari yoo xam ne bala ñuy def la neen syndicat la mais yaakaar nañ de boo ñu wooyee ñu waxtaan bu ñu defee lii mu saafarawu mais fi na léegi kenn bëggatul dégg turu syndicat boo nee syndicat rek ñu dëkkale rek foo xam ne baaxul syndicat donc safaan la syndicat contre na nguur syndicat day yéefi na syndicat sax dañ naa boo ci nekkee ñàkk sa liggéey alors que syndicat li ko tax a jóg mooy aar liggéeykat. Confédération nationale des travailleurs du Sénégal moo financé atelier de formation bu njëkk bi te nee na dina jàppale syndicat national des agents de l'administration publique et parapublique ci seen bépp démarche. RFM Sport. tàggat yaram Pape Balla maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Makumba Bey. CAN U20 bi suba la Sénégal di xam ko muy daj ci demi-finale yi. jot nañu ko xam sax ndax comme ni ñu koy waxee waaye nag dafay daal di football ak ñii di waa Burkina Faso ba pare ëllëg mu daal di doon bu ñetti waxtu ak genn wàllu jotee mu doon match boo xamante ne moom moo nekk ci groupe bi nga xam ne Burkina Faso moom dañ ko éliminer ba pare moom nag Sénégal moom li ko wóor mooy moom mooy jiitu ci bopp groupe bi nga xamante ne ca la nekk gannaaw itam ñuy xamle ne seeni mbëbët bokk na ci daal di des ci bopp poule bi ba tey ci demi-finale bi nag Sénégal mu ngi fas yéene football ak Afrique du Sud ci àllarba ji ñu dëgmal Nigéria nag moom moo daal di daan tey jii nag ñii di waa Niger doon leen benn bal ci dara moom nag moo nar a laale ak ki nga xamante ne mooy daje ci ki nga xamante ne moom mooy gagné ci samedi bi ci diggante Mali ak Ghana. Makumba Bey. ñu wéy ak mbiri Star Times ak Excaf ba tey ci wàllu droit football bi. ci réero boobu nag ñi nga xam ne ñooy amicale des managers administratifs bu ci wàllum football ñoom nag jamono ji li ñu bëgg mooy ki nga xamante ne moom mooy Star Time nekk télédiffuseur chinois daal di wëyal liggéeyam loolee nag tax na ñoom ñuy ñaan nguur gi ngir mu daal di fexe def kéemtalaay kàttanam ba nga xamante ne Excaf dina dakkal li muy def ci suuf ngir daal di gàllankoor li nga xamante ne moom mooy liggéeyu waa Star Time ñooñu amicale bi nag jamono ji nag li mu bëgg mooy lépp daal di yemb bu ko defee ñoom nag ñu daal di mën a wéyal seen liggéey ci loolu nag lañ doon amal sax ak ndajeek taskati xibaar yi sànq ci ngoon ñu daal ci ànd ak Mariam Mangara.
StarTime, c'est plus de 6 milliards d'argent à investir sur le foot pro sur 10 ans, ce qu'aucune télévision locale n'a pu faire depuis 10 ans de professionnalisme. StarTime ndimbal la ci football sénégalais loolee la Famara Soli coordonnateur bu AMAF gisee. Le football professionnel reste aujourd'hui entretenu et soutenu. lii di football professionnel bi nag boo gisee boobaak léegi di tax muy wéy di am dafa fekk ni président club Ligue 1 yi ak Ligue 2 yi ñoo ciy jàpp. StarTime nag daa ñëw daal di suubu ci mbir mi ngir daal di ñuy gunge ba football bi ci Sénégal gën a am taxawaay te gën a yees groupe Excaf ñoom ak seen directeur daal di ñëw daal di ciy juux ngir rek gàntal lu ni mel. Pour des raisons fallacieuses et mercantilistes. njiital AMAF nag ñoom nee nañ télédiffuseur chinois bi ñoom ay àndandoo yu wóor lañu looloo tax dinañ xeex ba lëkkaloo StarTime ak Ligue sénégalaise de football mën a wëy. Nous disons que l'État n'a pas le droit de laisser saborder ce partenariat. nguur gi nag warul seetaan projet bu ni mel war a mën a nax saay ndax bëri na ay ndaw yoo xamante ni seen lim toll na ci ay junni daanaka mën nañ cee liggéey moo tax nag ñuy sàkku ci kilifay réew mi ngir ñu daal di waxtaan ak waa Excaf ngir ñu xam seen bopp ba StarTime mën a des fii ci Sénégal. L'exercice de StarTime au Sénégal soit maintenu compte tenu de son apport pour le développement du football pro. bu leen nguur gi tànkamloo AMAF ak Ligue sénégalaise bu football ne dinañ boole acteurs yépp ngir benn bés bu dul am football samedi fukki fan ak juróom benn ci weeru février ci stade Alassane Djigo bu Mariama Mangara di stagiaire ci rajo Futur Média. kon ñoo ko dégg noo Makumba Bey ñu daal di wéyal jàll ci yenn ci nga xamante ne moom mooy affiche Ligue 1 bi mu doon nag ci dimanche bi mooy dibéer gi AS Pikine nag moom moo dara laale ak Stade de Mbour ñaari tali nara laale ak Linguère bu Saint-Louis Génération Foot Sonacos bu Diourbel Jambour bu Louga ak AS Douane Mbour Petite Côte mook Jaraaf lay doon seen diggante Casa Sport nag moom war a dalal US Gorée Dakar Sacré-Cœur moom di dalal Teungueth FC Makumba Bey. muy juróom-ñaari match ñu jàll ci basket beeg ñeenteelu bëccëg bi. ñeenteelu bëccëg bi ci jigéen ñi nag ci levée de rideau bi nag Duc moom moo daal di wane mën-mënam daal di jàpp Asfa dóor ko dóor yu métti lu toll ko juróom-ñaar fukki poñ ak juróom-ñett ci ñeent fukk ak juróom-benn mu doon nag victoire goo xamante ne coach bi nga xamante ne moom nag moom intérimaire la di Makan Seck mu jàpp ne dafay def kéemtalaay kàttanam ngir daal di delloo buum ca boy ga ñu daal di koy déglu moom ci micro Mamadou Diagne. loolu mënu ma ko wax parce que tey neel Duc gënoon naa pare wàllum défense looloo tax tey mu gagné largement parce que booy xool dañu défendre daw mën a dagg bal yi dem dugal loolu moom moo ko wane te loolu lu mu ko jox mooy ba ñu xoolee ba ñu doog commencé amuñu woon profondeur banc boobu noonu mënoon ñu ko woon def mais ba ñu xoolee am nañ quelques changements yoo xam ne dina ñëw te du casser rythme. mu nekkoon kii di Makan Seck coach intérimaire bu Duc Makumba dañuy daal di wéy rek ba tey ci ñeenteeri journée bi waaye nag ci góor ñi ñi nga xam ne ñoom ñooy Mermoz ñoom nag ñoo daal di gagné ñii di waa Saltigué daanaka benn poñ lañ rawante am kii di waa Mermoz nag daal di am lu toll ak juróom benn fukk ak ñett ci ay poñ ñii di waa Saltigué am juróom benn fukk ak ñaar mu doon victoire goo xamante ne dina tax nag ñii di waa Mermoz gën a jege ci bopp classement bi ñu ànd ceeg Mamadou Diagne. ci stadium Marius Ndiaye bu vide Mermoz daal di nay jël ndam li ci seconde yu mujj yi ci kanamu Saltigué Mermoz daal di nay am juróom benn fukk ak ñett Saltigué daal di am juróom benn fukk ak ñaar mu nekk performance boo xam ni kii di Ibrahima Diène di coach Mermoz daal di na koy saluer. waaw parce que soo xoolee match bi dañoo yéex a dugg ci match bi loolu mooy gën a sonal mais loolu lu ko waral mooy yenn heures yi ñuy programmé moom laay wax tout le temps au niveau de la fédération su la programmé à partir de 17 heures nga am un travailleur bu wàcc 5 heures. à 17h45 il n'est pas capable de faire un spectacle de jouer au basket. waaw bon ay victoire yu difficiles am soo xoolee mais cette année c'est ñun personnellement on a décidé waa Mermoz pour faire montrer à tout le monde qu'on a le niveau pour rester en D1. mu nekk lu wuute loolu ci gis-gisu kii di coach Saltigué bi di El Hadj Moustapha Kane moom mi sax mi ngi ñaawlu ni match bi daal di déroulé woo te di xam ne dana def lépp lu mu mën ba rectifier li nga xam ne mooy erreur yi mu def ci match bi le waaw match la boo xam ni vraiment mënoon nañ ko gagner mais gis ngeen lu fi am na yoo xam ni sax du ma ci ñëwaat quoi mais bon c'est vrai que match boo xam dañ ko waroon gagner sax mais bon dañu am ay difficultés yu bari ci jeu yi moo tax ñu perte match. difficultés yi surtout en défense quoi en défense on a eu des difficultés parce que
que ñu ngi boo xoolee rek kii bi lu mu tuddati troisième quart-temps bi encaissé nañ pratiquement ñoom ñu ngi jóge woon encaissé nañ pratiquement ay près de 30 points donc loolu dafa bari daal si benn quart. il faut que ñu liggéeyaat bu baax quoi parce que visiblement boo xoolee nii sax xam ni vraiment pareeguñu quoi des na liggéey bi des na lu bari daal pour ñu am niveau bu baax pour mën a prétendre dem play-off. ndam li yóbbu équipe bu Mermoz bi mu gën a jege lii nga xam ni mooy bopp classement bi ak ñetti victoire ak benn défaite. jërëjëf Mamadou Diagne kon Makumba ci match basket bi diggante Mermoz ak Saltigué bi fi la ñuy yem ci xibaaru tàggat yaram yi. jërëjëf Pape Balla Gueye ñu lay sant di la gërëm ci xibaar yi. ministère bi yor wérgu yaramu askan wi jaare ko ci programme bi ñu dénk xeex jàngoroy tuberculose moo leen di may seen émission bonne santé jàngoroy tuberculose ñu ngi koy wàllante ci ay toq teflit yuy génn ci gémmiñu kii amee jàngoro ji buy sëqët mbaa muy tissooli ngir aar say dëkkandoo del taf sa gémmiñ saa booy sëqët mbaa ngay tissooli di aéré néeg yi ngir jant bi di dugg suba gu jot dem kër docteur saa boo amee sëqët bu weesu fukki fan ak juróom jàngoroy tuberculose mën nañu ko faj garab yi am na ci bépp bërëbu fajukaay te dañu koy maye. bonne santé ñu ànd ceeg Nafissatou Sylla dal leen ak jàmm ñu seetlu ni dañuy gën di dem jigéen ñi di gën di ñàkkal solo seen njiit laay ñu di ko woowee slip ñenn ñi sax di ñu wax ni sol ko gënalu leen ndax daf leen di gêner ñeneen ñi ne suñuy am yenn yëre yu ñuy sol duñu ko sol benn yoon wala sax dafa nekk loo xamante ne dafa xew mu am nag coow lu ci juddu ñii ne sol ko moo gën ñeene ñàkk ko solo gën sol ko nag du prescription médicale maanaam médecin bee ko digle waaye suñu doc gynéco di ñu conseiller ni sol ko am na njariñ loolu rawatina nag slip bi nga xamante ne coton la docteur Abdoulaye Diop. li ñu mën a digle mooy sooy sol sous-vêtement maanaam sooy sol slip mu nekk slip boo xam ne coton la parce que at suñu dëkk ni mu tàngee at xëy na climat bi mel noonu sol yëre sous-vêtement coton moo gën parce que su nekkee da nga sol ay sous-vêtement nylon tàngaay bi macération mën na tax yenn sa kanam mën na commencer ay xasan wala ay perte blanche wala yu mel noonu donc sous-vêtement coton moo gën. njiit lay boobee nag mën nañ koo xeeb waaye amaana mu amal ñu njariñ ndaxte mën naa tax ba yenn xeetu doomu jàngoro yi duñu mën a jot lii di kanamu jigéen ba di ko jural ay loronge wante nag mu am ay matukaay yu am solo ci wàllum cet yu ñu war a topp. mu nekk sous-vêtement yoo xam ne tamit régulièrement da nga koy changer fóot ko te soo ko fóotee da nga ko war a weer fu am naaj su nekkee sa kër ni mu tëddee mënoo ko weer si naaj bi nga passé ko balaa nga koy sol loolu moo gën soo ko sol yàlla mën na la dimbali aar la ci yenn xeetu infection yi wala yenn xeetu champignon yenn xeetu kanam yi xasan yoo xam ne surtout silipu nylon yi ñoo ko joxe am na aussi yenn xeetu slip yu xale jigéen ñi sol léeg-léeg yu mel ni ay string terewuñ ko mais li ñuy bañ mooy nga ëppal si di ko sol chaque jour su nekkee xëy na da nga am sol yére boo xam ne wenn robe boo xam ne bëggoo mu feeñ ci ginnaaw nga sol juste pour dem benn soirée c'est pas grave mais dëkk ji ko sol mën na faral di indi yenn xeetu infection. sol ko wala ñàkk ko sol yow lay neex ñu bamtu ko rek du prescription médicale waaye li ëpp solo ngir jigéen ñi mooy ñu fexe ba daal di respecter lépp loo xamante ne tegtal la ci wàllum cet ci sa kanam rax ci dolli lépp loo xamante ne day sàmm sa wérgu. ministère bi yor wérgu yaramu askan wi jaare ko ci programme bi ñu dénk xeex jàngoroy tuberculose moo leen doon may seen émission bonne santé. kii amee jàngoroy tuberculose te di jël traitement ni mu waree dootul wàlle bu amee fukki fan ak juróom wareef la ci képp ku dëkk ak moom nga di ko jàppale ak di toppatoo ni mu waree taxawu ku amee jàngoroy tuberculose bokk na ci aar sa njaboot ak sa gox. benn toogu juróomi mbër kenn nag ci yooyee mbër moo cay toog RFM ànd ak yéen ci campagne ak palug njiitu réew 24 février 2019 du feneen fu dul ci rajo Futur Média ñaari fan ci weeru février la nu ko tàmbali di wéy ba ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru février ca ngoon. RFM matin. RFM matin. bis bu ca ne RFM matin tàmbali campagne bi juróom-benni waxtu ci suba gi ba juróom-ñetti waxtu yi tegal fanweeri minute yi jox leen nag kaddu gi ak seen émission kaddu askan wi. midi bu tegalee ñaar fukki minute ak juróom journal bi nu jagleel jongante njiitu réew ak soxna Naata Mbay lay doon ci français benn waxtu bu tegalee ñaar fukki minute ak juróom Mamadou Mouhamed Ndiaye ci wolof jël lenge yi
dina ci bokk ci programme bi seen émission géew bi bis bu ne lay doon ñetti waxtu ci ngoon gi Abdoulaye Cissé di ca janoog ñaar ciy gan takkusaan émission meeting teew ak Adja Binte Diallo bu juróomi waxtu jotee lay doon émission bi néew turam meeting du bàyyi dara ci meeting yi naka noonu lépp luy xibaar ñeel campagne bi en direct ak sunuy reporter ci Ndakaaru correspondant yi ci diwaan yi naka noonu sunuy ndaw yu ànd ak juróomi candidat yi ak RFM ngeen may nopp campagne bi ngir def seen tànneef. bisab wote ba nag di ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru février mooy dàqati ci RFM lépp ci anam yenuy wotee xayma ya résultat yi njëkk a waddandi naka noonu tendance yi di fëbbul ba féete dara du leen ci ump incha allah ak seen rajo Futur Média. RFM xibaar yu wér te dëggu. journal de la campagne bi ñu leen ci dalal jàmm tàmbale ko ak benn ci sunu envoyé spéciaux yi nga xam ne ñoo topp candidat yi ak coalition Sonko 2019 Seydou Nourou Ba maa ngi lay nuyu. baax Makumba. yéen a ngi ci ñaay bi jamono ji. waaw léegi lañ jógee Fass Boy ñu ngi wutali Mboro Fass Boy nag Ousmane Sonko bam fa ñëwee dañ ko fa nag teeru ñi fa nag ëpp di ay lébu ndax dëkk lébu lu ci gën a bëri foofu nag ba mu ñëwee dañ ko teeru ak ay gurtu ndox yoo xam ne dafa ñuul kukku mu nag taxaw na léeg-léeg du yoon ndax bu nekkee njiiti réew li nga yéene sa bopp rek nga war a yéene askan wi foofe nag bëri nag ñu ko fa doon may nopp ndax li fa doon waxtaanee moo doon intéressé lu ci mel ni géej gi mun a jàpp ne Ousmane Sonko di président coalition Sonko président moom dafa jàpp ne bu ñu joxe ay gilet ngir ñi di nappkat yi jox leen ay gaal yu bëri waaye tam bu ñu demee di nappi géej gi amul jën loole du dara moom dafa jàpp ne li ñu koy war a xeex mooy jaay bi nga xam ne kii président Macky Sall da ko jaay géeju Sénégal ba waral nag ñii di lébu yi ci jamono ji lee mën nañu fexe du sax lébu yi kase képp koo xam ne nappkat nga boo demee di napp boo fa fekkul lii di jën du dara ma jàpp ne loolu tam war nañ ci tax bu baax a baax moom nag Ousmane Sonko dafa jàpp ne à chaque fois moom programme am da koy gën a bàyyi xel ci ndaw ñi ndax ndaw ñi bu ñu amee mag ñi am bu ndaw ñi amul mag ñi duñ mën a am kon daal ci jamono ji lee ñu ngi nii jógee Fass Boy di wutali Mboro tam du ñàkk mu taxaw foofu ci fay kàddu waaye tamit am na benn meeting boo xam ne ñu ngi koy waaj foofee ca Rufisque ba nako mu tey bu ñu paree nag ñu war a fanaan Ndakaaru sànq ñu ngi koy wax lu ko ëppal sant jamono ji nag mooy moom mii di Ousmane Sonko ëllëg incha allahu taala bu ñu yeewoo dinañ ci am lu leer ndax war naa tase kii di maître Abdoulaye Wade ëllëg foofu ca Ndakaaru waxtaane nag loo xam ne war nañ ko mën a def du ñàkk nag mu jàpp ne alliance du ñàkk mu am mu jàpp ne nag bu amee kii di maître war mën na ci taxaw taxaw bu am solo kon daal jamono ji lee lu ëpp solo jamono ji lee gannaaw bii caravane mooy ëllëg Ndakaaru bu ñu yeewoo du ñàkk incha allah ñu xam waxtu bi ndax maître Sonko war naa gis tase kii di maître Abdoulaye Wade ci Ndakaaru Makumba Gueye. yàkkamti woon ngaa del si Ndakaaru de. waaw benn instant du ñàkk Makumba àll bi neexul. loolu nga wax ñun kaw yi nag. non xam nga su ma nee àll bi neexul. da ngay liggéey la. foog nga def ko. mais conditions yi ak anam yi doon nelaw. jaajëf mais nag dafay nekk aventure boo xam dafay neex. Seydou Nourou Ba ñu ngi koy gërëm bu baax a baax suba ak jàmm incha allah mu fas ñoo yéene teewal kon ca ndaje ma diggante Abdoulaye Wade ak Ousmane Sonko ñoom ñaar ñu war a gisee suba ak jàmm fii ci Ndakaaru Daouda Diouf mi ngi ci ligne bi ma nga Ziguinchor Daouda maa ngi lay nuyu. maa lay fay Makumba Bey. ndaka waa foofu. waaw ñu ngi nii soog a yegg si Ziguinchor ñu ngi sax ci benn hôtel boo xamante ne peut être njiitu ki nga xamante ne mooy PUR maanaam candidat PUR dafay daje ak les femmes acteurs yi nga xamante ne dañuy yëngatu ci mbirum jàmm ci biir Casamance ñoom nag dañoo tëral ab programme boo xamante ne képp candidat boo xamante da ngay ñëw daal Ziguinchor bu ñu sañoon nga wax leen yow boo gañee jiitee réew mi lan nga mën a taxawal pour jàmm dellusiwaat ci Casamance jamono yi loolu la ñu amal gum fii moo jaar nañ nag bi ñu jógee Saalum ci suba gi jaar nañu Ndofane jaar Lat Mingué jaar fi nga xamante ne mooy Kër Madiabel Kër Laayeen Nioro du Rip jaar tamit fi nga xamante ne mooy Farafeñe jaar nag Bignona ak fi nga xam ne mooy Bunkiling laata nag ñuy yegg si fi nga xamante ne mooy Ziguinchor jamono yi ma wax ak yow nag Makumba ñoom ñu ngi ci biir salle bi ñoom ki nga xamante ne mooy présidente bi di madame Diédhiou moom moo war a exposé nag li nga xamante ne mooy seen projet su paree nag ki nga xamante ne mooy njiitu PUR dina leen wax moom bu jiinee jiitu réew mi bu gañee réew Sénégal naka la fas yéene def pour daal jàmm si dellu si Casamance ndax ñoom am nañ ci yaakaar ndaxte suñu gisee premier discours am li mu ñu waxoon moom ki nga xamante ne moom mooy Issa Sall dina woon daal moom dina def lépp nag pour jàmm dellu si waat ci Casamance gi
ci àll bi ñu jaar tamit gis na ne yoon yu bon nañu béykat yi seen gerte yi ñu nga fa nit ñi sonn nañu amuñ ay tali amuñu ay ndox amuñu liggéey amuñu maternité ak mënu mel loolu nag moom Issa Sall nee na moom bu jëlee réew mi loolu yëpp daal dina ci indi ab saafara nag moom pour askan wi dootuñu amati benn jafe-jafe nee na diggante Sénégal ak Gambie moom dina gis def loo xamante ne daal maanaam Sénégal bi amatul ak frontière boo xamante ne ay dugg ak génn ñooy laaj ay kii ku ñëw daal da ngay mën a dugg ndaxte réew yooyu moom tubaab bi ñoom ñoo ko def lu mel mbokk ma loolu daal la ñu jàppagum fi nga xamante ne daal moo nekk Ziguinchor di xaar nag Issa Sall pare ndaxte Mahama Kumba Issa Sall ñoom ñu ngi doon négocier ak ki nga xamante ne mooy Khalifa Sall pour mu soutenir leen ndaxte ñun bi ñu ko laajee benn waxtaanoon ak moom da doon xaar arrêt bi nga xamante ne cour CEDEAO war génne ko ndaxte moom jegewoon na trop waa PUR yi ku leen xam ne mouvement bi nga xamante ne Sëñ Moustapha moom moo ko jiite Moustapha Sy di Moustarchidine mu ngi doon négocier ak Khalifa amoon nañ jegela lool ba waaj am ci yaakaar mais mel na ni yaakaar tas na tey bu paree nag dañ ko laaj moom Issa Sall moom bu nekkee yëg na ko parce que moom gaaw na trop nag lu ñu ko wax mu ne xamuma ko lu ñu ko wax mu ne yëguma ko stratégie boobu la yore bu paree dinañ wax nag bu ko xamul ñu xamal ko mu wax ñu nag moom ban position daal la am ci bi mu gisee ne Khalifa Sall tey jàppale na Idrissa Seck mokk ba béy. jërëjëf Daouda Diouf mooy sunu envoyé spécial bi topp PUR jamono ji ñu nekk ca Ziguinchor di exposé buñ ci noppee lay jël kaddu gi Awa Mbaye lu mu tëgg rek rax ci santé Malem Hodar ga mu dem tey jii la fa réew mi def ci wàllu wér-gu-yaram nag moom la jagleel reportage bi ak caravanam Idy 2019. Malem Hodar ak Koungheul candidat Idrissa Seck bi mu nekkee ci caravane ba yegg si foofu jàkkaarloog ña fa dëkk wax na ne santé doon na poñ bu ko soxal ci programme am nee na nag bis bu faloo benn région bu nekk dina fa def ab hôpital niveau 1 daf fa matériel ba ca war ak itam personnel bu xarañ ngir wàcceel askan wi seen coono ci wàllum faju njiital coalition Idy 2019 nag méttitlu na façon bi nga xamante ne noonu la ñuy defee politique de gratuité bu CMU maanaam ñu lay faj te doo fay dara te loolee dem na ba indi ay rëq-rëq ci façon yi ni liggéeyee ci biir bërëb bu fajukaay yooyu ndax l'hôpital yi ñoom ci seen bopp ci loolu la ñu compté ngir mën a dund ba noppi di ci faj maladie loolee nag amul moom candidat Idrissa Seck gis ne tey nguur gi fi nekk ñoom ñoo responsable bu nekkee askan wi ci seen bopp bu ñu bëggee faju dem ci bërëbu fajukaay yi te bu dee askan wi ñoom bu ñu bëggee faju dem ci l'hôpital yi te duñu fa gis paj mu baax candidat Idrissa Seck wax ne tey situation boobu nag ki nga xamante ne moo ko jiite doon responsable bi mooy nguur gi bu dee bërëbu fajukaay yooyu ci seen bopp da leen di ameel bor te du leen ko fay askan wi bëgg a jot ci ab paj te duñu ci jot loolee bis bu faloo dina jeex. Awa Mbaye ñu dem ci Georges Déthié Diop mi topp Macky Sall moom nag mu jeexal ci Sénégal oriental tey ji ab karawaanam amal fa ay meeting ca Kédougou Tamba ak Koupantoum ñoom nag daal dina leen di dig nag aéroport boo xamante ne ni dimension internationale lay am ca région bu Kédougou waa Tamba nag moom daal di koy teeru bu baax a baax ak stade boo xam ni daa fees del Georges Déthié Diop. xar kanam gi leer muy muuñ mu bàyyi yére olof yi Macky Sall sol ab costume ak ab chemise bu weex noonee la ñëwee ci kanamu askanu Kédougou xar kanam gi mu wone woon alxemes nekk ci ginnaawam candidat bu Benno Bokk Yaakaar ne ci kanam lay jëm fas yéene ànd ak waa Kédougou. Nous allons lancer les travaux de bitumage entre Kédougou et Fongolembi. Mais également et surtout, vous aurez un nouvel aéroport de dimension internationale. Je repars d'ici confiant. En attendant, je vais offrir au lycée de Kédougou un bus pour les élèves. Donc cela sera fait avant même la fin de cette campagne électorale pour aider les élèves de Kédougou. Je vous remercie. jóge fa dem ca Koumpentoum ndax amul temps bi muy perdre dem itam ca Tambacounda foofee stade bu fees del moo ko dalal Macky Sall ànd ak dal am assurance. danañu yokkaat forage yi kon mbokk yi lii ñu tàmbali at Tamba gis ngeen ko léegi nag danañu defaraat la route tàmbali na d'ailleurs entre Tamba Kidira Bakel Ourossogui danañu def lépp loo xam ni mooy indi la modernisation de Tambacounda te loolu doomu Tambacounda xam nañu ko kon maa ngi wax ni nous avons déjà gagné Tambacounda ku ko weddi rek ñëwal Tamba nga def fi lu mel nii. meeting bi noonee la wéyee ay discours ak i animation Doudou Ndiaye Mbeng mi ñu gëj a gis feeñaat Georges Déthié Diop Tambacounda RFM.
jërëjëf Georges Déthié Diop élèves ak étudiants yu APR ñoom nag daje ñoom itam tey jii ci kaddu yu Abdoulaye Wade yi bëgg nag mu daal di dellu ginnaaw ci kaddu yooyu nga xam ne moom lay yëkkati démb doon lakkalu ay identité ñu ni nag waroon na ëppale boppam lu ni mel Abdoulaye Diagne secrétaire généralu maire ci micro Mamadou Diagne. ñëw Abdoulaye Wade Sénégal amul lu mu mën a yàqal président Macky Sall su ma introsé l'histoire politique. élection législative. Le président Abdoulaye Wade était là, ñëwoon na fi mais lan la yàqal Macky Sall de 2012 jusqu'à 2018 élection yi ñu fi organisé yëpp Macky Sall da leen duma bii aussi mooy gën a métti da leen di duma ba yegg seen kaw da leen di duma ba yegg seen kaw li tax ma koy wax daa leer étudiants yi ñoo jóg tey occupé Ndakaaru ne Macky Sall mooy le patron de Dakar donc je pense que aujourd'hui ñëw Abdoulaye Wade man yëgaluma ko sax sama bopp franchement yëguma ne sax Abdoulaye Wade dugg na ci biir dëkk bi su nekkoon ne doole bu mu amoon am na ko ba léegi kon nii Ndakaaru mu ngi yëngatu mais kenn déggul dara tey su demee nag na dem këram noppalu parce que doomam mu ngi def li xam nga nga xam ne moom la sénégalais yi bëgg parce que mu ngi liggéeyal sénégalais yi ñoo ko bëggal seen bopp raison pour laquelle aujourd'hui sénégalais yi ñoo jël seen bopp tanal Macky Sall pour comme seen candidat comme seen président pour que au moins lu ñu bëgg mu ciy dox guddeeg bëccëg parce que ci la nekk. waa kër Madické 2019 coalition Madické Niang ni ñoom nag woote boobu Abdoulaye Wade woote nekkuñu ci nag ngir du ko wujji ñu ngi ci seen campagne te fas nañoo yéene woote le 24 dañ ciy déglu Moustapha Konté ci micro ñu teewlu ci Moustapha Konté ci micro. Max ñun ànduñu si parce que ñun déjà suñu caravane mu ngi tudd jàmm ak xewal kuy woote jàmm du indi ay donc moo door boobu ñun duñ ko appliquer parce que ñun ñu ngi ci biir élection yi déjà ñu ngi def campagne ku nekk campagne du kooku mooy yàq ay bureau de vote ñun loolu duñ ci ñun daal dinañ sàmm bureau de vote yi ba Macky Sall du mun sàcc élection yi bu soobee suñu borom Madické Niang dina ñëw fii ci Pakaaw ak caravane jàmm ak xewal te ñun ñu ngi préparer ñëwam bi déjà département yëpp ñu ngi koy waajal bu soobee yàlla ñëpp yónnee nañ leen ay car dinañ ñëw pour teeru seen leader teeru bi ñu ngi koy dinañ def caravane ci biir dëkk bi bu ñu paree dañu organiser benn meeting ci terrain handball bi ci booru CEDEF bi ñëpp a ngi waajal yaa ngi fekk ñu réunion pour dalal gan yi nga xam ne ñoom ñoo jógee ci département yi jógee ci région yi ñoo fekk si fii bu ñu paree loolu ñun ñëpp ñu maasee ci tali bi xaar suñu leader teer ko tertu bu rafet teral ko mu wax ak askanu Pakaaw dañuy am yaakaar parce que population Sédhiou dañoo dëddu gouvernement Macky Sall. ñu daal di yegg si léegi nag ci yitte jigéen tey jii nag ñuy dem ba diwaanu Fatick foofee nag jigéen ñi ñu ci bëri nag am na ci loo xam ne dañ koy soxla te kenn du leen ci fekk si ci mu déedéet daf ci dañuy jël ñuy dugg ca comité électoral yi te duñ leen ci boole am ci góor ñi nag ñoo xamante ne nii daanaka daal poste yeeg plénipotentiaires yi lépp ñoom ñoo koy jël am ci nag ñoo xam ne dañoo jàpp ne fi mu ne nii boobee jamono warees na ko romb Aminata Goudiaby ci biir parti politique yi ba léegi gëdd gi nga xam ni moom la jigéen yéen lool dafa mel ni joxaguñ ko Amy Ndiaye mi jiite jigéen ñi bokkee ci parti bi di Pastef ci biir département bu Fatick di wax ni moom loolu la seetlu firnde bi nag mooy ci campagne bi ñu nekk comité électoraux yi nga xam ne moom la ñu tëral ci département yi ci communes yi daanaka lépp góor ñi ñoo ko jiite mu ni société bi moom moo tëddee noonu parce que dañoo yàgg jàpp que ne jigéen am na responsabilité yoo xam ne waruñ ko dénk am na loo xamante ne femmes yi mënuñu ko boo xoolee léegi am na certaines femmes ñoo xamante ne ñu ngi affirmé wu wane seen bopp créer ay parti politique mais ba léegi des na ci élection yi nii ñu dëgmal amul benn candidate boo xamante ne bokk na ci loolu rek dafay montrer toujours que ne société bi ba léegi parewul pour jox femmes yi gëdd bu nga xam ne moom lañ mérité. beneen jigéen nekk itam ndaw bokkee ci coalition Benno Bokk Yaakaar di Mame Marième Babou beneen explication la joxe ci li nga xam ni moom moo waral lu ni mel. ci coalition yi dafa am organisation bu am en interne boo xoolee comité électoral communal c'est très logique et très naturel que maire ba diriger ko moom mooy coordonner commune bi ñoom moyens yi nga xamante ne durant les campagnes coalition yi wala parti yi dinañ ko décaisser pour jàppale seeni ñoñ directement dañ koy allouer au maire wala au coordonnateur départementaux jigéen ñi nekkul ne dañ fa ñàkk courage wala dañ fa ñàkk pas-pas bu tax mënuñoo diriger. moom dafa gis ne sax jamono yi ñu nekk jigéen ñi dañu gën a imposer wu. bu njëkk ba daan jël ñuy tàccu jeeg ñu dem di mobiliser jeeg tey xam nañ ne notre place aussi est d'être dans les stations les plus élevées. Amy Ndiaye nag ak Mame Marième Babou ku ci nekk di sàkku ci seen ay moromu jigéen ñu gën a taxaw dëggal seen bopp ba gëdd gi ñu yellool ñu jox leen ko ci biir parti politique yi Aminata Goudiaby Fatick RFM. Fatick Aminata Goudiaby RFM jërëjëf éclairage Bernard Casimir Demba Cissé tey jii di ci jokkoo ak Cheikh Tidiane Diagne di ko leeralal lan mooy woote ci bureau boo xamante ne ni bindu woo fa mooy vote hors bureau originel. boo déggee ñu naan vote hors bureau originel ci thème bi jiitu bii waxoon nañu mbiri ordre de mission boo déggee ñuy wax vote hors bureau originel boo xoolee ci thème bi jiitu bii nii waxoon nañ ci ne am na
chauffeuru administration journaliste bi ñu yóbbu mission ak militaire ak paramilitaire yoo xam ne mën nañoo wote feneen fu ñu bindoo bu fekkente ne jox nañ leen ordre de mission spéciale maanaam kayit boobu nga xam ne 3 signature moo ciy nekk. ñooñu di chauffeur bi di journaliste bi ak militaire bi bu ñuy wax vote hors bureau originel mooy ne may nañ leen ñu wote feneen fudul fu ñu bindoo loolu la ñuy wax vote hors bureau originel maanaam nit ki wote feneen fudul fa mu bindoo ca njëlbeen la. militaires yi ci la ñu bokk chauffeurs yi ci la ñu bokk journalistes yi ci la ñu bokk mais yoon nee na am na ñeneen ñu ci bokk maanaam kay toog ci bureau ba mooy représentant dans le bureau de vote ñooñu di ñi administration nommé maanaam préfet ak sous-préfet ñett lañ ciy nommé di président bi di secrétaire bi ak assesseur bi ñooñu yoon nee na fa ñuy toog bu fekkente ne bindu nañu ci liste yi fu ñu leen yóbbu ñu war fa toog mën nañu fa wotewee représentant wu candidat bi yoon nee na tamit kooku ci biir bureau de vote bi membre la kooku bu fekkente ne dañu ko yóbbu mu toog di siège feneen fu dul fu mu bindoo te mu nekk ci biir département bi ci benn liste bu fa nekk yoon may na ko mu mën a wote fa mu toog représentant wu candidat bi ak ñi administration nommé des na maanaam gouverneur préfet ak sous-préfet ak seeni adjoint yoon may na leen ñooñu bu fekkente ni bindu nañu ci liste yi te ñu nekk di liggéey feneen foo xam ne bokkul ak fu ñu bindoo fépp fu ñu mën a daj bu fekkente ni gouverneur la wala ak adjoint fu ñu mën a dem ci région bi mën na voter préfet fu mu mën a dem ci département bi mën na voter sous-préfet fu mu mën a dem ci arrondissement bi mën na voter des na maanaam ndawal Sénat di superviseur ak contrôleur bu fekkente ne superviseur bi la fu mu mën a dem ci fi muy superviser yoon may na ko mu wote na yore carte d'électeur am nag contrôleur u Sénat nga xam ne ci biir bureau de vote bi la kooku yoon may na ko fa muy contrôler mu wote mujjanteel ga mooy ne ndawal justice les délégués de la cour d'appel les délégués de la cour d'appel ñooñu yoon nee na fu ñu dem ci fi ñuy saytu bureau de vote buñ ci mën a dugg bu fekkente ne yor nañu seen carte d'électeur ñooñu mën nañu wote kon maanaam ñii nii vote hors bureau originel ñii la soxal mooy ñi mën a wote feneen fu dul fu ñu bindoo. mu nekkoon Bernard Casimir Demba Cissé ci kanam tuuti ñu jokkoo ak Seydou Gueye en direct avec waaye laata loolu web campagne ñu ànd ci ak Abdoulaye Diop. dalee nag jàmm ci web campagne ki fi nekkoon maire bu Ndakaar Khalifa Sall xam ne ni dina jàppale candidat bii di Idrissa Seck bu coalition Idy 2019 xam naa ni noppi ngeen ngir door combat bi man it noppi na gëm rek ni Sénégal jar na bépp sacrifice loolee waral rek ma daal di jël ndogal lëkkaloo ci ak parti ak organisation bokk ci taxawu Sénégal ak Khalifa Ababacar Sall nangu rek lëkkaloo candidat Idrissa Seck publication bi nag mi ngi ci compte Twitter am bi la déclaration jàppal tànk nag compte Twitter bi di Idy 2019 officiel daal di nañu koy rek jëlaat ci jamono yooyu nag candidat Madické Niang dëggal rek woo bi mu woo rek ci ab débat public Macky Sall Madické daal di identifier candidat bu coalition Benno Bokk Yaakaar ak message bi nous n'attendons que vous maanaam yow rek la ñuy xaar waaye laata loolu candidat bu majorité présidentielle bi xam ne ni dina rek door chantier yu route Ndioum Bakel Kidira waaye tamit tronçon Ndioum Thilogne ak Thilogne Ourossogui ak axe bii di Amady Honoré Bakel xibaar bi ñu mën ko fekk ci hashtag yi sunu 2019 ak Macky Sall dañoo rek war a gëm ànd ak ngëm-ngëm waaye tamit daal di oyof ak détermination bu mat sëkk ndax dañoo war a servir suñu Sénégal loolee le candidat bu parti unité ak rassemblement du PUR El Hadji Issa Sall daal di publication bi ñu mën ko fekk ci hashtag yu El Hadji Issa Sall ak Kébetu Ousmane Sonko bu Sonko président moom ma nga ca commune bu Darou Khoudoss Diogo nekk ca département bu Tivaouane ci caravane yi muy amal waaye laata lool doon na siiwal programme am bi di jot na ci compte officiel waaye tamit sant bu baax askanu Daara Jolof Linguère ak Louga ci tertu bi ñu ko daal di tertu woon moom nag nee na ñooñee ñi ngi ci rek yoonub patriotisme bi mu daal di koy bind ci hashtag bi Sonko Ousmane officiel ñu daal di daaneel ak dakaractu.com site bi dikk ak ñun rek ci meeting bu candidat Macky Sall ca Kédougou foofee nag moom digg na fa ni dina fa taxawal ab aéroport bu daal di méngoo ak jamono kon web campagne fii lañ ciy taxaw de ak yéen jërë ngeen jëf. web campagne ñu àndoon ci ak Ablaye Diop léegi moom itam ngeen mën koo suivre ci Twitter ndax Jo Maroon ubbil na ko sànq monsieur le ministre Seydou Gueye maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Makumba. ñu tàmbali waxtaan wi ak kàddu yi président Abdoulaye Wade yëkkati démb ni nañu lakk d'identité yi ak ay bulletins kàddu yu mel noonu nu su ko mën a déggee.
jërëjëf Macoumba maa ngi lay féliciter di la souhaiter une très bonne campagne parce que yéen nit ci ngeen bokk. def liggéey bi te li ngeen di def aussi bokk na ci format wu campagne bi parce que day tax nit ñi mën a waxtaan. merci. kaddu yooyu boo ko déggee ñaar ngay am da ngay tiit ba pare di ko ñaawlu mais boo xamee ki ko yëkkati aussi da nga ciy ànd ak sago parce que jàpp naa ni président Abdoulaye Wade tàmmal nañu loolu nañu fàttaliku li mu doon wax ci jamonoy président Abdou Diouf war nañu fàttaliku également li mu doon wax naan jël leen ay seeni welo ku leen doon ngeen fa yooyu yëpp jaar na fi dama jàpp rek ni ci xumbalu campagne la. dama jàpp rek ni ci xumbalu campagne la bokk. waaye xumbalu campagne ba ci taal leen ay bulletin ki d'identité. waaw non damay yegg si rek. mais xam nga xumbalu campagne dafa am fu mu war a yem parce que li mu wax boo ko seetee bu baax bu ci ne code pénal visé na ko parce que dafa nekk ay jëfin yoo xam ni code pénal daf ko dàq. maintenant li ñu xam ne war nañ ko mën a jàpp mooy président Wade bu waxee lu mel noonu war nañu xoolaat ni ñuy defee mais li ma bii dalal sama xel. mooy sénégalais yi wuyuwuñu ko ci loolu parce que sénégalais yi ci ñi ma dajal ñi ci ëpp te ci li ma gis mooy jàmm la ñu bëgg ci réew mi sénégalais li ñu bëgg mooy dem élection parce que tàmm nañu ko. bu ñu fàtte ne bi mooy 11e élection présidentielle. oui ñu def mais monsieur le ministre fonds bi mu wax ni mi ngi primature jëm ci wàllu Casamance ci la Macky Sall jëlee xaalis fonds boobu nu mu demee. xam nga man dama am respect ci samay kilifa. Respecter également président Abdoulaye Wade ndax li mu jëriñ ci Sénégal man kuy jiiñaate boo ma joxul firnde duma la tontu. mais xam nga fond xeetu fond yooyu moom am ci firnde jafe na. kon nag lu nit mënul firndeel. bu mu ci dugg di ko wax. réew mi nag mi ngi commencé yàqu ndax sos ju bare ak firnde yu bare bu fekkente ni ci budget état dafa am ay ressources yu ñu dédié. Casamance wala ñu dédié personne handicapée wala bu ñu dédié ay nit ci yoon lay jàll te bu ñu fàtte ni yoon bi dafa am nu mu tracé li ñuy utiliser. fi ñu toll nii li ma bëgg a jàpp. ñu wax ko mooy président Abdoulaye Wade dafa fàtte ni sénégalais yi ñoo ko fi jëlee 2012 te campagne bii ñu toll foog naa ni li am solo ñu koy waxtaanee ñi xewle mooy candidat yi ñi moom kàddu gi mooy peuple bi. ku bokkul ci élection parce que doo candidat. warloo woote yenn yi. te sénégalais nag bëgguñu li ñu dégg tey mu jóge ci làmmiñu kilifa gu mag googu. ku bokkul nekkul candidat te woote di Khalifa Ababacar Sall am na ñu bëri ñoo xam ne nee nañ fi mu ne nii bal ba tàkk na wala des na. li ma dégg de liir ko ci bataaxal te amaguma ci lu ma wóor mooy nee na daal bu doon sagoom ña mu àndaloon dem woteel keneen libre na ci. Idrissa Seck libre na ci. ñun li ñuy def. li am solo te foog naan sénégalais yëpp teg nañ ci seen bët gis nañu mobilisation bi sénégalais yi mobilisé derrière sama candidat Macky Sall. gis nañu sénégalais yi xam nañu te d'accord nañu ci lenn Macky Sall nee na def naa lii. lii laa fas yéene def alal ji ma koy defee ngi nii. mais est-ce que Khalifa Sall bu fekkee Idrissa Seck du changer équation bi du changer calcul yi. c'est vrai kooku yeneen analystes yi yeneen spécialistes man xam lan laa tal. naka lay def ba yaatal ñi bëgg a voter président Macky Sall. naka lay def ba yaatal ko mooy fi Macky Sall wane ni fa la bëgg a yóbbu Sénégal lim fi bu teg ni lii la fi def na ma ko bëgg a defee noonu la defee libérance bi nag li nga xam ne sénégalais yi war nañ ko ràññee te gisal nañ ko seen bopp moo di président Macky Sall sénégalais yi lay liggéeyal sénégalais yi lay waxal. yeneen candidats yi nag waxuñoo sénégalais yi moom la ñuy waxal te moom sénégalais yi lay waxal. voilà foog naa soxla yi leer na. moom sénégalais yi la bëgg a defar ñeneen ñi ci kër gu weex gële la ñu bëgg a dugg mais kër gu weex boobu sénégalais yi la fay dugal. merci beaucoup monsieur le ministre. jërëjëf Macoumba. Seydou Gueye moom Seydou waa léegi allo. oui. Bamba Fall nag mi ngi si suba léegi de yéen a ngi yaakaar jot ci moom. Bamba na ñëw parce que xam na ni fii la mbir mi ne parce que fii la réalité bi nekk moom ci virtualité bi nekk. ubbil nañ ko bu yegsee ñu ànd ak moom
jox Sénégal li Sénégal soxla parce que Macky Sall mooy joxe stabilité mooy joxe sécurité ñun loolu lañ soxla pour continuer développer réew mi Bamba am na place am suñu wet bu ko soxlaa mi ngi fi si sama ngi koy xaar merci beaucoup Seydou Gueye porte-parole du gouvernement ñu koy jaajëfal bu baax a baax ci ànd bi mu àndoon ak ñun 22h mu àndaat ak Mamadou Amar Ndione naka noonu ci français ñu leen di gërëm bu baax a baax fii ak juróom benn minute mu yegg si moom Mamadou Amar Ndione ci xibaaru français yi jërë ngeen jëf. RFM